ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam tey ñi ngi fii bergerie Baraka te bu ñu nee bergerie Baraka defe naa ni li ñu fi dajale dañ leen koy rappelé muy foire bi ñu nekkoon muy fila bi tey defe naa ni tey la war a jeex tey nag presque réseaux sociaux yu bari ñu ngi fi télévision yi ñu bari ñu fi nekk ñu ànd ak Omar Cissé ñëw kër moom mu convoqué woon benn conférence de presse ba gën di ay leeral ci li nga xam moom it ay documents yu mu yor ci ki nga xam moo indi coow li muy fila bi ñu génnee muy famille adulte yi yéen a ngi gis nag Malayka mi ngi noonu ci ginnaaw moom mi nga xam daanaka coow li ci bari ci moom la jógee ak première place wala du première place wala lan moo tax yow ci podium ak mensuration yi lépp Omar dañ koy bàyyi mu may ko mu def benn introduction ak indi ay leeral ak ku ci am question ku ci mën a posé foo mënti nekk posé moom dina la tontu li mu la mën a tontu jërë ngeen jëf. salaamaaleykum ëxlu élevage salaamaaleykum ñi teew fii ñëpp Mbaye Guissé di la remercier équipe bi ñu fi indi yëpp ñu fas yéene amal benn waxtaan bu am solo maa tenir à ce que mu am pour leeral pour jubanti li dëng après mën a avancer voilà li ci am solo dafa am benn événement bu xew événement bi mooy foire internationale du Ladoum foire bi mi ngi amee stade Amitié commencé semaine passée depuis une semaine ñu ngi ci foire ma contribuer ci yàlla def depuis le début ma gunge Diagne Modou ak xaritam Modou Dramé ci aventure bi jàpp ci à ma manière ci ni mu ko mëne fekkee lu bari waxtaanee lu bari ak ñoom avant concours bi xam ci lu bari donc jàpp ci à ma manière donc damay préciser balaa dara di xew ne amuma benn xaar ma yàlla ak Diagne amuma benn xaar ma yàlla ak Dramé amuma benn lu ma leen di reprocher dans l'organisation du concours parce que concours bi ñoom dañu organiser seen foire comme ni ko élevage bëggee jël ko ci teg ko ci ay loxo yooyu ñu ko teg ñooñu mooy ñi nga xamante ni ñooy nattal xar yi ñëpp ci foire yi ñuy def yi yëpp ñi natt Malayka démb ñoo ko nattoon à la foire de Sepp mooy géejawaay bi am yaar 4 mois ñoo natt à Thiès ñoo natt à Louga mooy foire yi nga xamante ni ñoo mujj am voilà ñoom li ñu waroon def nañ ko wàccoo nañu ak ëxlu élevage organiser nañ seen foire ci ni nga xamante ni noonu la ko élevage bëggee ñu defee ko noonu jël natt bi jox ko ñooñu jury bi pour ñu gérer ko piloté par Aboul Haris may wax ni ñun ñu ngi ci élevage depuis juróomi at kenn mësuñu dégg ci benn problème mësuñu taxaw di def loo xamante ni dafay yàq élevage mësuñu taxaw di taxawee noo xamante ni dafay jëmle élevage delloo ginnaaw ñuy regretter bu baax incident bi am démb di wax ëxlu élevage yëpp ne dégg nañ li ñu wax tey li ñu waxtaanee tey ci réseau yëpp di wax ne ñi ngi masawu éleveurs yi di leen masaw bu baax a baax parce que bu doon suñu sago du demee noonu mais li ñu def démb ba tey jii dimanche regretté wuñ ci dara parce que à un moment donné injustice bu taxawee du ki ñu tooñ la ñu war a waxal ki tooñ la ñu war a waxal dafa am benn situation bu doy waar bu am démb bu ma incité à ce que ci diggu foire bi ma jël samay xar génne leen ñibbisi te ku ma xam ñi ma jage ci axlu élevage di waxtaan ak man xam nañu fila dama bokk ci ñi nga xamante ni dañ ko piloté am nañ ci wàll bu ñu joué ba tey mu yegsi fii mu yegsi mu nekk suma yëf ma def ko suma yëf dugal ci ay nit yu bari am na ay box yu bari yu nekk foofu fila yoo xamante ni man maa leen contacté directement ne leen inscrire leen te ngeen ñëw ñi ngeen fa gis ñu yor fa doomu bâtonnier waa giiru bâtonnier mun naa ne en grande partie ñu ci ëpp man maa leen indi ak ñeneen ñoo xamante ni yoruñu doomu bâtonnier donc ñun defar moo ñu tax a jóg pas yàq waaye nag bu ñu nekkee ci mbir nekk ay magum jëm investir ci humainement investir ci financièrement jël lu bari def ci ñu gis muy sooxee di am nu muy demee noo xamante ni baaxul jëmale ko kanam dafay laaj ñu taxaw ñun tamit wane suñu position clairement ba àdduna yëpp xam ne ñun nii lañ ci taxawee lii d'accorduñ ci lii d'accord nañ ci li am démb lan la ñëw pour natt xar yi foire bi def nañ prise de mensuration yi bërki démb ñu nattee xar yi Malayka génn ñu natt ko mu génnee 105.5 hauteur génnee 150 LCS donc bi ñu nattee premier tour bi xar yëpp ñu natt leen Malayka moo leen jiitu ki topp ci ginnaawam di Kaya bu Selili am hauteur 102,2 am LCS 155 ñun dañuy calculer
dañuy calculer ñu ngi ak suñuy machine ñu ngi ak suñuy fichier Excel élevage bi dox na doxin boo xamante ni léegi toolootuñu fenn di toog di xaar jury di ñu jox kan moo jiitu wala kan moo topp ci ginnaawam ñun ñëpp calculer nañ ana Modou Ndiaye Mor Ndiaye calculer na joxe nañu résultat yi ci groupe bi ñëpp gis nañ ak lu élevage gis nañ ne Malayka rawee na xar bi mi ngi am total point 88 virgule 694 Xaya am 88 virgule 452 après pondération LCS après pondération hauteur ci Malayka donc Malayka rawee na Kaya 0,242 mu leer 0,242 parce que dafa am publication bi ma def tey ci suba wax 0,1 mais 0,2 la 0,242 la loolu bu amee comme ni ñuy organiser concours yi dañuy dem deuxième tour ñu ñëwee deuxième tour ñu retenir 6 xar Malayka bokk ci Kaya bokk ci ak yeneen xar bien sûr bokk ci Maman Marie bu Abdou Thiam bokk ci ak yeneen ñaari xar bi ñu ñëwee 5 heures la ñu présenté xar yi 5 heures ñu woo ñu je pense benn femelle moo ñu fa njëkk génn ñun ñooy deuxième femelle bi Dramé moo ñëw moom ci boppam sama box jël si ma fekk ma taxaw ak booy ñuy préparé génn mu ne Omar génn leen mu dox ñu topp ci ginnaaw xar bi génn ñu ñëwee def suñu défilé ñu noté jury bi noté jury bi il faut comprendre que jury bi piloté par Thierno Ly mooy président jury directeur concours bi mooy Aboul Haris Rasoul Thiam na ko ñëpp xamee noonu concours bi organisation concours bi ki ko piloté ki nekk ci chat bi ci kaw mooy Aboul Haris Rasoul Thiam mais président jury bi Thierno Ly la ak ay nattkatam ak ñi nga xamante ni ñooy ay superviseur bu ñu defee bu ñu noté ba pare Thierno Ly mooy jël def cumul point yi après joxe résultat yi ñu seetlu ni élevage musul am c'est un précédent lii musul am ci élevage xar bu ñu noté bu ñu natt mu jël premier ñu ñëw deuxième tour bokkuloo sax ci classement 3 premiers musul am depuis bi ñu commencé natt si machine bi 2018 la Saladam 2018 la ñu njëkk ñoom Galactique lañ ci njëkk natt Galactique ñëpp gis nañ ne bi ñu koy natt tànk bi dafa néewi woon mais terew ko mu gagné concours bi parce que li ñu wax mooy deuxième tour li lay disqualifié mooy nga am un défaut visible majeur maanaam sa yaram nga feeñal benn laago boo xamante ni ku la ne jàq gis ko mais laaj ndax ñi ëxlu élevage dañoo gis ci Malayka un défaut visible majeur kenn gisu ko man gisuma ko man mi yor xar bi juddule ko yor ko ba mu am 2 ans ma dugal ko concours musuma ko gis au contraire am na ay xar yoo xamante ni classé nañu leen def leen ci podium bi ñooñu daa gis ñoom ay défaut visible majeur ay défaut apparent yoo xam ne boo leen nee jàq gis ko may wax ni xar yi ñu classé ñoo mag Malayka may wax ni xar yi ñu classé ci critères fonctionnels yi après dinaa ko énumérer mi ngi fii amu ci benn bu dul grosseur tête bu ñu mën a rawee Malayka boo gisee ma ne 88 parce que dafa des 10 points yoo xamante ni dañu leen koy séddale au deuxième tour donc moom am na 88 Kaya am 88 bu ñu demee war a séddale note additionnelle li nga xamante ni ñoom ñaar ñëpp am nañ ko dañ koy tollale li nga xamante ni kenn manqué na ko kooku da ciy raw bi ñu defee loolu ba calculer ñu déclarer seen vainqueur def seen deuxième def seen troisième li mu ñu Malayka ñëpp gis nañ défilé bi c'était en direct à la télé Sénégal njaay yëpp gis nañ ko mu jaaxal ñëpp balaa man may jaaxal man mi borom xar bi ñi taxaw fii yëpp da leen jaaxal voilà ma laajte parce que lii mooy règlement intérieur u FILA mi ngi nii écrit par El Hadj Ndiaye Louft moo ko bind El Hadj Ndiaye Louft moo ko bind en collaboration avec Omar Cissé bi toog avec Issa Saka avec Diagne Modou avec Dramé fii dañ ci joxe suñuy input ba ko El Hadj Ndiaye tolloo di bind dañuy toog amal réunion di waxtaan ci lii lan moo war a nekk ci biir may wax ni lii xam naa li nekk ci biir bu ma ñëwee pour concours bu dee participer naa à son écriture mu leer dama participer ci ñi bind lii dama joxe sama avis ne nañ def lii nañu maytu lii nañu dugal lii nañu génne lii ba ñu am document bu toll nii
document bi El Hadj Ndiaye bi mu ko juddoo bi mu ko bindee soumettre na ko Diagne Modou soumettre na ko Modou Dramé pour ñu soumettre ko membre jury bi ñu dem ci base bi ci concours El Hadj Ndiaye Aboul Aris Rasoul Thiam muy directeur jury bi am na lii donc ñun bu ñuy concours ci base bii la ñuy concourer base bii nga xamante ne bind nañ ko TDR bii ñoom jot nañ ko waaw Thierno lii jot na ko ci base bii la ñu war a concours may wax ni li nekk fii dafa dëppoo ak li ñu def démb donc moo waral bi ma taxawee laaj sama note deuxième tour ñu war ma ko jox ñu bañ ma ko jox ma jël samay xar ma ñibbi du ma nekk ci ay caaxaan magum jëmalaa dañu bëgg a caaxaane te man du ma nangu ko may caaxaane dama investir ci élevage bi humainement investir ci élevage bi financièrement di représenter dara ci élevage bi liggéey ci élevage bi lu tax sama gëdd ñu war ma ko jox ñaanuma ko dama ko liggéey kenn lebaluma ko dama ko liggéey buñ ma ko bañee jox damay jël samay xar ma ñibbi parce que loolu mooy yoon waaw dëgg bu jotee dañ koy wax waaw bi ma defee loolu jël samay xar ñibbi ñëw fii toog waxtaan ak booy yi dalal leen taalaat sama oto ñëwaat foire ba fekk Diagne Modou toog fekk El Hadj Ndiaye luftu toog ma tàmbali di waxtaan ak El Hadj Ndiaye Diagne Modou yëkkati téléphone bi ne ma disqualifié wuñ la Thierno lii mi ngi nii téléphone waxal ak moom nee na disqualifié wuñ la dañ la gagné deuxième tour mu passe ma Thierno lii ma wax ak Thierno lii pendant plus d'une heure de temps Diagne Modou téléphone am la ma jox bi ma koy delloo dafa fay waxuma dara lu dal sama xel lu dëppoo ak lii ma yor nii ay intellectuel lañ jàng nañ bind nañ ay TDR du benn du ñaar ñun xam nañ lan mooy règlement intérieur bind nañ ko xam nañ lan mooy procédure du ñu ay cuune ci mbir mi bind règlement intérieur bind TDR lu ñu yomb la mun nañ toog léegi bind ko donc bu ñu jëlee yenn position yi rek dafa am lu ko waral ñu gis caaxaan Thierno lii laay wax na ma nit ñi Sénégal yëpp déglu Thierno lii daf ñuy caaxaanee li ma wax dalul xel te waruñu ko bàyyi muy jiite suñu élevage di natt suñuy xar de je vais donner lu nekk rek lu ma wax dafa am lu koy firndeel waxuma ko ndax Thierno li neexuma waxuma ko ndax waa jury bi neexuma jury bi amu ci kenn ku ma xam turam amu ci kenn Thierno lii bi ñuy wax semaine bii laay door a xam ne moom mooy Thierno lii daan naa dajeeg moom ci élevage bi daan naa dajeeg moom ci foire yi di ko jox cëram mu delloo ma cëram ñu nuyu cër bi ma war a jox ñu nuyoonte ma romb man leen lañ ma mën a sikkalee jàpp ma tur kanam yëpp mun naa ko xam mais mun nañ nuyoonte 100 fois balaa may jàpp sa tur Thierno lii semaine bii ci biir filaa bi laay door a xam kan mooy Thierno lii donc aw ma benn problème ak Thierno lii ñeneen ñi nekk ci membre jury bi mënu ma la wax kii moo tudd nii donc aw ma ci benn problème ak ñoom waaye nag dafa am loo xamante ni lu ñëpp bokk dañ koy pencoo benn nit du taxaw di dogal ci loo xamante ni dañu toog waxtaan ay magum jëm dañu toog waxtaan Kër Dramé dañ fa toog 16h ba 22h bés boobu di bind lii di waxtaan ci lii ba génnee document bu mel nii benn nit jóge fële ñëw di def lu ko neex loolu mënu ma ko d'accord teel ma nii damay citer dama leen di limal paragraphe yi nga xamante ni moo ci gën a important pour concours ñëpp dégg ko mbir mi bi mu amee ci biir foire bi rumeur daw na ne dañ ma disqualifié ma leeral ko ba tey ci suba ñu bari xamuñu woon ne disqualifié wuñ ma te rumeur boobu li ko waral dinaa leen ko expliquer mu leer rumeur bi dama dugal ñaari xar jël ñaari box am box 53 am box 54 am ñaari xar yu concourir muy ñaari doomu bâtonnier muy Eden Park muy Malayka ñu jox ma 2 talons yi dañ ciy bind numéro bi ñëpp gis nañ ko ñi concourir gis nañ ko ay chaîne la ñuy def ni ak ay plaque ma ñëw 17h numéro bi la ñuy def waaw dañ naan numéro 2 lañ ma jox ak numéro 24 amul turu xar waaw loolu war na leer. waaw nañ ko leeral moo tax dañuy leeral fii léppay leer après boo leen paree yéen ngeen poser question yi ngeen bëgg poser ma tontu. ok ana Mohamed sama rakk moo ma jox chaîne bu ñu def numéro 2 ak numéro 24 ma jël numéro 2 bi ne Eden Park mooy dugg numéro 2 Malayka mooy dugg numéro 24 mooy favori Malayka mooy sama favori du ma ko dugal numéro 2 numéro 24 laa koy dugal bu ma neexee ma def ko am naa ci plein droit ma génnee Eden Park numéro 2 bi ma génnee Eden Park numéro 2 mu yéeg ba ñu takk ko ma taxaw ñu war ko natt Aboul Aris ñëw ci man ñëpp gis nañ ma may wax ak moom bi ñu waree natt Eden Park ñëw ci man ne moom kii du Malayka
ma ne ko du Malayka Eden Park la mu ne ma non Malayka la ñu woo ma ne ko non man Eden Park laa génnee numéro 2 lañ ma jox ak numéro 24 Eden Park laa génnee numéro 2 numéro 24 bi Malayka laa ko jox du yéen a may tànnal xar bi may génnee numéro 2 numéro 2 ngeen ma jox ak numéro 24 mu ne ma waa baax na ne nattkat bi na natt ñëpp ak ñuy déglu Abul Aris après mun na dugg joxe version am maak moom waxtaan nañ après dinaa leen leeral lépp li waral tey lu tax jury bi ñëwuñu lépp dina leer ñu natt Eden Park numéro 24 tombé guddi gi ñu génnee Malayka ñu natt ko mu génnee loolu éleveurs yi am ay éleveurs yu contesté waa Touba nañ ko wax Pape Dieng ak ñeneen contesté dawal lobby bu am doole vocaux yi di ma dal fu ne lépp ngi fii sama téléphone Omar Cissé dañ ko war a disqualifier Omar Cissé dañ ko man bañ ma ko njëkkee wax sax dama jaaxle lu tax ñu war ma disqualifier ndax loolu du ma ci d'accord Abul Aris woo ma ne ko Abul Aris boo d'accordul ci li ma def disqualifier ma mu ne ma stratégie la bu ñuy dem combat am nga droit def sa stratégie bu la neex fii léegi dëppoon na règlement intérieur bi tu n'es pas en faute on est d'accord maa génnee 2 génnee 24 je l'assume jàll nañ loolu fàtte nañ ko ñu ñëw deuxième tour démb xar yi génn ñu natt def li ñuy def ci biir concours bi affaire bi jiwee ñëpp commencé di xultu lu tax Malayka lu tax ñu ne dañu disqualifié Malayka loolu lañ joxe non ñëpp a ngi koy dégg c'est-à-dire dëgg bu joxee boo leen d'accordul ne leen d'accordu ma Omar bi ma loolu dañ ko disqualifié lépp leer waaw ñu déglu wante rek waaw ñu déglu wante rek bi muy wax nii waaw nga retenir ces questions waaw parce que bari na ci loolu war nañ ci mën a rebondir voilà loolu la ñu wax ma jël samay xar yóbbu ñëw fii waxtaan ak samay booy dellu foire ba loolu am Thierno lii 22 heures passées la may door a wax ne disqualifié yooyu dañ la gagné deuxième tour ma ne ko mais Thierno li ñu noté pour deuxième tour benn xar mënu ci gagné Malayka bu doon moo jël deuxième wala troisième ci natt bi sax bu ñu demee deuxième tour da leen war a gagné ba jël premier. oui parce que li ñu wax dafa leer dinaa leen ko limal femelle day am 55 mâle am day am 55 hauteur am 45 L16 li ñu wax fii. ci second tour dañ ne le jury déglu leen bu baax publiera les calculs des points obtenus lors de la prise de mensuration du premier tour une liste de sujets qualifiés pour le deuxième tour d'accord le second tour ci wolof ñi waaw dinaa ko faram fàcce ci wolof le second tour est à part est un concours à part qui consiste à noter les critères fonctionnels et esthétiques pattes ossature pâturon grosseur tête symétrie des cornes queue et cetera donc ñu jàpp ne mën na et cetera mooy am na yeneen yu ci bopp yu ñu lim un mouton porteur de défaut mineur pâturon cassé défaut mineur maanaam mooy ay laago yu ndaw pâturon cassé corne cassée ou absente ou collée queue coupée membre cagneux se verra nécessairement noté en défaveur du sujet ne souffrant pas de ces défauts yéen a ngi dégg pour les catégories mâles et adultes loolu c'est autre chose ah donc maanaam dañ ne xar bu am dañ ne xam nga ci énoncé bi dañ ne xar bu am défaut majeur waroo ñëw sax bay ko ñu ne yeneen yi am défaut mineur dinañ leen wàññi ay points ci yooyu noonu prioriser ñi nga xamante ne amuñu défaut boobu on est d'accord ñëpp gis nañ Malayka amul benn défaut mineur amul benn défaut majeur dañ koy noter par rapport ak ay adversaire am ëpp ko lii moom mu ëpp ko lii mais mënuñu ne Malayka am na bii défaut bi ñu waxee maak Thierno mu lim grille de notation d'accord ma jox ko ci lu scientifique samay argument mu ne ma kan mooy sa xar man xamuma sax sa xar man numéro box laa xam leen di wax rek mu leer li ma waxante ak moom téléphone Sénégal njaay fu may déglu xamuma sa xar boobu wax nañ maak moom 20 wala 30 minutes mu ne ma xamuma sa xar ban numéro la ma ne ko numéro 53 mu ne ma ok ma continuer di ko limal li nga xamante ni waruñ ci gagné Malayka mu jékki-jékki ne ma mais yow mun naa la wax dara sa xar Kaya moo ko ëpp bopp ma ne ko kon Thierno yow xam nga sama xar te yaa ngi une minute léegi yaa ngi ma ne xamoo sama xar loolu moo indi waxti kon ça veut dire que amatuñu dara lu ñuy wax xam nga sama xar xamoo sama xar tantôt bu la arrangé tantôt xamuloo on passe ma xam ne daal lii am na lu lañ ci biir ma ñibbi def sama publication ci groupe bi def sama publication ci Facebook jàpp ne dañu ma sàcc parce que ba léegi joxuñu ma argument 24 heures après
dama ñëw ci conférence de presse bi amuma lu may wax ak Diagne ak Dramé encore une fois ñoom def nañ li ñu war a def ñoom waruñu woon sax conférence de presse parce que du man ak ñoom organiser nañ seen concours teg ko ci loxo nit ñëpp ci liñ ko teg laa jàpp ne ñooñu dawaluñ ko yoon donc ñun jury bi lañ doon xaar woo nañ ma ci bëccëg am ñu bari ñu ma woo ci biir jury bi ci biir élevage bi man leen rek laay réclamer suñu ma gagné nañu ma jox fiche de notation yi wax ma fan lañ ma gagné su amee ma gis ne man maa juum ñii laay woowee ñëpp excusez wu publiquement élevage yëpp waaye buñ ma gañewul nañ ma jox sama ndam maa ko moom ñaanu ko dama ko liggéey li ma wax dafa leer ah ndam li bugguma oto nag na leer damay wax mu leer damay wax mu leer damay wax mu leer sama benn mbote day jënd berlingo bugguma oto concours ma ndax oto bugguma oto waaye sama victoire maa ko moom nañ ma ko jox oto bi nañ jël ma may lekk parce que dama gagné concours bi dama ko gagné au premier tour gagné ko au deuxième tour na leer lii nag li ma tax a def lii tey dama bokk ci élevage bi di représenter dara ci élevage bi di gis loo xamante ni lii raam nii day yàq élevage bi du ma ko seetaan man du ma bokk ci loolu du ma ci bokk parce que dama am lu ma liggéey ci élevage bi am lu may représenter ci élevage bu dee bergerie Baraka ak mbooloom ak liggéeyam ak notoriété am ak li mu def ci élevage bi ñu nangul ko la ñu sañ a taxaw sàcc ko publiquement à la télé 2STV ñëpp di Sénégal yëpp di seetaan ñu sañ ko sàcc xaw ma éleveurs yi nga xamante ni ñooy dugg éleveurs yu ndaw yi nga xamante ni ñooy dugg seen xar war a concours ñu te d'accord ñu ak jury bu dee man lañ ko sañ a def ñeneen ñi kon ñi ngi dee damay wax mu leer je réclame man Omar Cissé publiquement ñu sanctionner jury bi ñu dissoudre jury bi parce que liggéey ñu dañuy caaxaane nañ ko dissoudre la leer autre chose sama victoire nañu ma ko jox dafa am lu bari loo xamante ni dafay am ñu koy caaxaane ñëpp a xultu ci mensuration yi ñu wàññi ñëpp a xultu ci mensuration yi ñuy yokk ci yenn foire yi éleveur boo waxal mu ne la xar yi li ñuy am waruñu ko am dama ne nañu bàyyi caaxaan bi te ñu waxante dëgg 2018 ba léegi on tourne en rond lu ko waral outil bii ñuy utiliser amul benn foire bu ñu mën a comparer ak beneen foire mën nañu comparer foire yi ci seen biir xar yi nga xamante ni ñoo compétir may wax ni li taxoon ñun au début ñu jël outil bi ne dañ koy dugal ci élevage bi bay gisee ci élevage bi laa la fekk yéen ñu ci bari ci élevage bi laa la fekk nattu loxo lañ doon mu daan am compétition mu daan am ay complaintes tout le temps des fois mu indi coow mais coow li musul yegg fi ko machine bi yóbbu. dañ leen waxtaan rek nañu wax dëgg la dañ leen waxtaan. bi ñu dugalee machine bi 2018 di natt bu ñu évaluer tey Saladam 2018 mu ñu comparé données ñu am ak Saladam 2020 parce que tantôt machine bi yokk hauteur tantôt mu wàññi hauteur tantôt mu yokk LCS tantôt mu wàññi LCS ñu nekk ci yoon dafa am manquement yu bari yu am ci lii xar yi concourir ñii am na si ñoo xamante ni dañu concourir ak Malayka il y a 3 mois Guédiawaye gagné Malayka muy dama leen di jox exemple or blanc bu Seydi boo gagné Malayka ñu joxoon ko 106 jox Malayka 106.2 moom mu am 150 Malayka am 140 ba mu ñëwee 103.6 lañ ko xaw 3 mois après ñëpp a ngi koy ruuma nag na nit ñi taal seen micro te waxante dëgg bi ñun ñoo bokk lii benn nit wala un groupe d'individus du ñu nangu du ñu jël en otage nañu bàyyi suñu machine nañu dissoudre lii ñu jàll ci leneen ñun ñëpp ñu waxtaan parce que lu ñëpp bokk dañ koy pencoo kenn moomu fi kenn joxul kenn lu muy jëlee super laadum lu ñëpp bokk dañ koy pencoo ñu toog ñu waxtaan xool lu ñuy organiser waat ku d'accordul wax ne d'accorduma ñu jël sa envie en compte jox ñëpp cër bi nga xamante ni ñoo ko moom organiser suñu élevage bu ñu bëggee ñu jëriñ sinon ñëpp ay yàqule bu dee ñun la nar a yàqal sàkkantumaat bergerie yu ndaw yi kenn waru ko nangu parce que ba tey jii 24 heures après le concours ñu bind fii ci lu leer ne bu ñu ñëwee deuxième tour ñi compétir deuxième tour dañ leen war a jox seen note deuxième tour comme ni ñu ma joxee fiche yi nga xamante ni yónnee naa la ko Mor Ndiaye ni ñu ma ko joxee premier tour noonu lañ ma ko war a joxee deuxième tour 24 heures après ba léegi joxuñu ma sama note deuxième tour aw ma benn explication dama ne yabaate la man kenn du ma fontoo man du ma tooñ kenn mais kenn du ma tooñ waaw loolu laa amoon lu may wax en attendant question voilà waaw